mais seen grève démb bi kenn mënu ko comprendre parce que su fekkente ne ni yow am nga droit grève mais lan moo tax ngay dem grève da nga dem grève parce que tout simplement am na ñu tudd ci say ñoñ loo xam ne dañu gis ni li ñu def waruñu ko def yoon di def liggéeyam mu mel ni dañu bëgg a def pression ci justice ñoom am nañu plein droit jàppale ñi ñu bokkal liggéey waaye itam nañu bàyyi yoon def liggéeyam parce que tey kenn neewul ni santé bi ñu ciy liggéey ñëpp a bon kenn waxul loolu ba ñu defee liggéey bu am solo Covid bi ñëpp a leen tàccu te ba léegi si damay des di gëm ni y a des hommes et des femmes de valeur de rigueur yu nekk ci métier bi di ko def sage-femme yi ñaata yoon lañ leen tuddee ay doom bari na mais il faut tamit ñu nangu ni problème am na problème mooy ñi nga xam ni faalewuñu serment d'Hippocratie faalewuñu conscience professionnelle seen yoon nekkul ci loolu donc dañuy dundloo nit ñi musiba ñaata yoon ci ay émission télévision rajo la ay nit di jooy di yuuxu lu ñu def seeni malade hôpital te à chaque fois bu ñu ko waxee ñu génn pour man affaire Astou Sokhna bi c'était une goutte de trop donc ñoom nañu ànd ak sérénité ànd ak calme yoon def liggéeyam parce que balaa ñuy sanctionner ci niveau bu gën a sori nañu xool d'abord li xew ci hôpital responsabilité dafa am solo bu ñu la ko dénkee tey mu wóor na ni kii mënu fee muccee wala mënu fi amee doom mais nga libéré ko tey ñaata jigéen ñoo taxawul wax ni dunduñu ay métit ci kër docteur te léegi nekkatul rek sax ci privé ci public même da ngay dem privé nga fay sa xaalis lu gën a cher nga tombé fa ak ay nit yoo xamante ne ni seen yoon ci malade day am benn bu dul ñaar donc nañ ci bàyyi xel parce que bi may dugg léegi information bi ma jot mooy le 26 ak le 27 bi di ñëw collectif des travailleurs de la santé et de l'action sociale dañu fas yéene encore remettre ça 48 heures encore ñu nar a paralyser encore dëkk bi te loolu man dama jàpp ni wax dëgg yàlla en guise de soutien pour leur seen collègues yi donc nañu delloo si war seen xel te bañ a tromper de combat bi tey ñu ñëpp ko war a àndandoo xeex mooy lu salte li nekk ci kër santé parce que santé boo koy def sa xol dafa war a laabir da nga war a yaatu kenn mënul accepter que ni lii lañ lay fay neexu la ba tax na nga war a sacrifier ay doomu aadama yoo xamante ni aussi dañu am droit pour faju parce que ñoom ni ñu amee droit dem grève aussi tamit patient bi dafa am droit faju comme ni ñu ko bindee ci article 8 de la constitution Hadj Mansour problème am na ni ko Ndeye Dimbène waxee waaye ci geneen wàll gi mën nañ ne problème am na ci wàllu jumtukaay est-ce que jotul état itam teg ay jumtukaay yu am solo te doy lool sax teg ko seen disposition ngir ñu mën a doxal ni mu waree. Mohamed sa question bi dafay gën a yokkaat di jox Ndeye Dimbène Ndao raison parce que médecins yi dañuy jaawale ñaar yu bokkul wala ñu doon grève quoi les travailleurs de la santé dañuy jaawale ñaar yu bokkul. am nañu droit ñu dàq Abdoulaye Diouf Sarr am nañu droit exiger mu démissionner. am nañu droit demander ay jumtukaay yu mat sëkk. loolu askan wi yëpp ci ànd ak ñoom. nii na hôpital yi am na béréb bu fajukaay yi sakkan na jumtukaay yi sakkan te ñoom mosuñoo def benn bataille bu lu di presse bi dañ ci ànd ak ñoom. mais n'empêche nag faaw ñu nangu ni am na ay soble yu nëpp ci saaku bi. am na ay sages-femmes yu ñàkk kersa am na infirmiers yu ñàkk kersa te loolu dañ ko war a écarter. loolu dafa am police am ci journalistes yi am fépp loolu mënoo ko lankal nit. li ñuy demander nag temps bi ñu ko demandé baaxul. parce que temps boobu la jëkkër Astou Sokhna porter plainte. ñu xool ña fa nekkoon def enquête am ñu ci jàpp am ñu ci bàyyi. ñoom boo fekkee am na lu ñuy demander bu fekkee dañu bëgg a épargner seen ay nattangooy infirmier wala ay sage-femme nañu xool enquête ba parce que déglu nañu en même temps ci enquête ba ki nga xam mooy gynécologue ba fa nekkoon te xëy na bokku ci ñuy incriminer nañu poser foofu ay questions laaj lan moo tax face ak gouvernement bi mais bu ñu jël xeex bi teg ko ci kaw askan wi mosuñu leen a contre ci li ñuy xeex mais bi ñu ko defee nii faaw askan wi ñu ci ànd ak ñoom parce que deewu Astou Sokhna gi képp ku taxaw ni laajul ay sanctions li ngay wax noonu wax ju teguwul la faaw mu am ay sanctions te gis nga am réew pour mu dox faaw ñu accepter sanctions yi parce que am ndëngate ñoom am nañu liberté di dénoncer gestion gouvernement bi lu leen ko jox démocratie ak liberté ak loi ak droit mais droit boobu bu ñu ko xañ Astou Sokhna bu ñu ko xañ ay mbokkam chaque année ñu def rapport ci jagadi gi nekk ci l'hôpital bi yóbbul ko gouvernement bi même bu ko respecté ak bu ko respecté wul seeni ay droit la mais kon bu ñu xañ keneen seeni ay droit ñaari combat yi dañu ko bëgg a jaxase te du bokk nit ñi nag am nañu vigilance goo xam ni daañu mun distinguer les deux points fii sanction de laaj faaw mu am ay sanctions fii ñoom li ñuy demander sañ nañu ko nañu continuer seen bataille mais bu ñu fayeeku ci kaw askan wi mi ngi noonu bu ñu fayeeku ci kaw askan wi ca jamono joojee Hadj Mansour lu toll ci juróom-ñaar ci ay junni enseignants décisionnaires ñoom nag ñoo daal di regroupé wu ci ab collectif ñaar ci ay collectif ngir rek sàkku ñu intégré leen ci nu mu gën a gaawee ci fonction publique ni ki tey lañ doon amal ak janagooy taskatu xibaar yi ci siège bu CELS yooyu léegi enseignant dàq ñu benn yoon dëgëral xeex bi bu ñu amul lu ñu bëgg ñu teewlu ci Tidiane Diallo ma leen seeti yoon. enseignant décisionnaire yi dañoo mer lool. sa élève boo jàngal CM2 wala CI
moom mu dem ba léegi am diplôme am ñëw gën la ba noppi chef la nekk ci école bi yow boo xëyee nga war a ko dem présenter ko say fiche mais xoolal yëfu tappale yooyu xale boobu nga xam ne yow day ñëw sax nga encadré ko jàngal ko demoon encadré ko ba noppi léegi mooy sa chef loolu rek war na tax gouvernement bi xoolaat mbir mi xam ne lii mënta continuer. ñoom nag ñu ngi artu. li ñuy exiger mooy la suppression du corps des décisionnaires ñu boole lépp def ko benn fonction publique ñun ñëpp ñu àndandoo parce que ñoo bokk lépp lii mooy suñu position. ngir yàlla doy na pour que état bi li nga xamante ne mooy injustice bi muy xeex mu xeex ko tey une bonne fois pour toutes li ñu bëgg daal mooy yamale système éducatif bi bëggatuñu dégg baatu décisionnaire ci système éducatif bi ndax bokk fa woon. donc fa mu nekkoon nañ ko fa delloowaat. jàngalekat yi ñu ngi woo kilifa yi nañu fexe supprimer corps décisionnaire yi ndaxte loi bi da koo tere. Tidiane Diallo jërëjëf beneen conférence de presse gi ñu daal di nemmeeku ni ki tey ci suba bokk na ci collectif des écoles publiques formation santé ak action sociale wi sàkku ci état bu Sénégal ñoo daal di engagé ay coppite réforme yu am solo jëm ci wàllu formation ak personnel de santé bi bu ñu sukkandikoo ci membre collectif yooyu le mënuñoo am ay prestations de qualité tant que amuñu prestataire de qualité collectif bi sax mi ngi sàkku ci li ni mel ci jëwriñ ji moom Abdoulaye Diouf Sarr mu daal di ci taxaw ci ni mu gën a gaawee ndax yittewoo nañu ko ñu teewlu si Meïssa Diouf mooy coordonnateur bu collectif des écoles publiques de formation en santé et action sociale ci micro Safiatou Ba Ndiaye. buñ ko bëggee raay ci kaw nii rek yëf yi du sotti ay réforme yu xóot la santé bi laaj te réforme yooyu nag benn mënu cee jiitu réforme au niveau de la formation moo nekk à la base système de santé boo bëggee am système de santé bu baax bu dëgër bu wër da ngay jox gëdd formation bi jox gëdd aussi ñi nga xam ne dañu ñoo yor formation bi. fii kenn bañul ñu àtte la waaw dañ ne bu ñuy àtte nañ ko teg ci yoon ku tooñ ñu ne la yaa tooñ ku tooñul aussi ñu ne la tooñoo bàyyi la nga dem sa kër waaye warul am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. Diouf Sarr du tribunal ministère de la santé du tribunal mu nga Louga tribunal moo war a àtte ba ne diw yaa tooñ ñu jël la dugal la ci kaso bi bu ko regee kenn wax mais du Diouf Sarr mooy xëy ne diw moo tooñ diw tooñu déedéet moom du tribunal. mi ngi noonu ci jamono jooju itam secrétaire général bu confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement CNTS/FC mi ngi ñaawlu bu baax a baax li ñu nemmeeku jamono ji ci front social bi baax jamono ji baxaw jong di sàkku sax ci autorité centrale yi ñu xalaat ay xalaat yu am solo te yaatu lool ci xool ana yan yoon la ñu mën a jaar ba secteur yi nga xam ne jamono ji dafa am jafe-jafe ci biim réew bokk na ci santé wàllu hydrocarbure beeg panier de la ménagère njëgu dund gi nu mu méttee ñu xalaat ci ba am ci solution Baxaw Jong moo ni xamle ñu teewlu kook Younousa Baldé. bu ñu paree ci éducation sax am nañ ci satisfaction mais quand même dafa des yeneen secteur yoo xam ne ni kenn ku ci nekk yaa ngi yëngatu ndax xam nga réew mi metti na metti boo xam ne ni wax dëgg yàlla sur le plan économique ça ne va pas boo seetloo santé mu ngi yëngatu le transport aussi se prépare boo demee hydrocarbure essence bi mbirum kérosène beeg essence bi doy na waar donc wax dëgg yàlla ak ñu mu tudd njëg yi seer na seeraay boo xam ne ku demati marché ku yor jigéen dem marché ngay góor nga dem marché di nga yëg ni njëg yi yokku na loolu nag li ñu ci wax moo di wax dëgg yàlla gouvernement bi daf ci war a jóg toog réfléchir ci waxtaan ci aussi waxtaan boo xam ni day tax wax population yi ñi nga xamee ni ñoom ñoo yëg mbir mi ñooñu mën a yëg seen bopp ci mbir mi metti na fu metti yam éducation léegi mu wax wàllu njàng mi santé wàllu paju mi ba ci hydrocarbure bi jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci essence beeg gasoil beeg kérosène bi manqué ba ci sax njëg yu yokk yi ci marché bi loolee secteur yu métti la jamono ji ci Sénégal waaye nag sénégalais ñoom seen bopp ñoo koy dund te it attanatuñ ko loolee nag doon na ak njàngat wu yaatuwuñ ci mën a def ci woo état bu Sénégal mu saafara balaa yàgg yooyu léegi jafe-jafe wala lu ko may mën na ëppi loxo ñu teewlu ci njàngatu Younousa Baldé. Sénégal di dem ginnaaw crise scolaire bi Sénégal dugg ci beneen crise bu concerné ab secteur bu sensible mu di secteur wér-gu-yaram bi ci Sénégal dafa feebar ci comportement yenn agent yi feebar tamit ci màggetaayu infrastructure yi waaye it feebar ci ñàkkum plateau technique bu relevé waaye bu yemoon fii sax mu tane syndicalistes yi dañoo décrété ñetti fanu grève askan wi di jànkonteel ay jafe-jafe yu métti ngir ñu fajo ci ab réew nag bu ñu demee ba wér-gu
wér-gu-yaram bi am ay jafe-jafe wala bokk feebar mu nees nañu wax nii rek réew boobu de dafa feebar waaw Sénégal dafa feebar foo laal